asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy teewlu ci tas info ci réew mi ak bitim réew noo ngi nuyu ñëpp bu baax a baax ziar leen sant ci ànd bi ak it abonnement yi ak ni ngeen ànd ak ñun ci bépp programme boo nga xamante ni ñu ngi koy def sant na leen lu baax gërëm na leen tey jii rek ñu xuusaat dugg biir université mu di bërëb boo nga xamante ni miin nañ ko ñëwoon nañ fii aman fii émission ak ki nga xamante ni moo di Bathie Mbaye mi nga xamante ni moo nekkoon président sortant bu amical bu Mewane waaye tey ji li ñu fi indiwaat ci wàllum amical bi la encore muy lu jëm ci dundinu étudiants yi fii ci campus social bu université Cheikh Anta Diop de Dakar ndax jamono yi gis ngeen ci réseaux sociaux yi wax yi ci am ñenn ñi muy toilette bi ñenn ñi ni lii étudiants yi moom la ñuy dund ñii ni étudiants yi dunduñu loolu yu bëree bëri ñu ngi ko ci wax waaye nett li ci gémmiñu borom la dàq ñu wàccee dalal ñenn ñoo nga xam te ni ñu ngi dund au sein de l'université ñoom bu ñu waxale seen bopp li nga xam te ni ñu ngi koy dund bu boobaa dina gën a leer te dina gën a xam li nga xam te ni moo xew tey jii ma am ku may dalal mu di sëñ Deme sëñ bi ñu ngi lay nuyu ginnaaw ba nga présenté woo ñu door a dem ci émission bi waxtaan ci lu jëm ci seen dundin ci biir université Cheikh Anta Diop de Dakar. waaleykum salaam Modou ginnaaw bu ma la nuyoo ziyaara la di rafetlu ànd bi ngay ànd ak ñoom ci waxtaane li nga xam ne moo jëm ci dundinu étudiants yi nga xam ni ñoo dëkk ca goxu Mewane fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar man nag maa ngi tudd Abdoulaye Deme nekk étudiant au département de géographie L3 waaw bu waxtaan wi gënee xuus incha allah dina ñëw ànd ak yow ci waxtaane li nga xamante ni si moom la étudiants yi nga xamante ni si ñoo nekk ci commune bu Mewane di ko dund biir université muy lu yéeme di lu méttee xëy na buñ gënee xuus ci waxtaan wi dinañ ci am yuñ ci leeral yu bëree bëri. jërëjëf xam naa ci li may déparé mooy lu jëm ci fan yee ci seen élection yeeg pëccëxoo bi ci amoon ba nga xamante ni maire mi ngi doon naan yéen consensus amu leen ko yéen ndax am ngeen consensus ba léegi wala am élection yi mujj na jàll ci jàmm. waaw Modou damay kontaan di répondre ci question boobu noonu parce que tamit avant tout dañuy wax ni problème bi bu ñenn ñi di jàppee ni problème interne la ñeneen ñi tamit dañuy jàpp ni problème externe dafa am. maintenant yow question bi nga ma posé day concerner problème interne muy li nga xamante ni si moo jëm ci organisation élection yi nga xam ne amoon na fi élection yi nag jàll na ci jàmm. am na bureau boo xamante ne si moo nekk en place bureau bi ñu ngi def seen liggéey mais man en tant que membre de la liste révolutionnaire man li may wax mooy nan la may def ba génne sama moroomu étudiants yi nga xam ne ñu ngi dund ci conditions yi difficiles moo ma ñor mais pas nekk ci yoo xamante ni si c'est des détails. Comme on a l'habitude de le dire, moi je ne m'occupe pas des détails. Ce qui m'intéresse, c'est l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les problèmes que les étudiants de la commune de Mewane sont en train de vivre. ok jaajëf kon loolu leer na ci ni fi ne nii liste révolution solution bi yëpp ñu ngi àndandoo jëm ci lan ci lu gën a ñoŋal situation bi nga xam te ne moom la étudiants yi dund ndax tey jamono yi lu ci bëree bëri ci ay situation ay problème ñi ngi koy dund ñenn ñi ngir déplacé wu ñëw rek problème bu rëy la ak embouteillage bi nga xam te ni moo am ci biir ville yooyu yëpp gis ngeen ko te it ku ci nekk ku lay biir Dakar rek xam nga situation yooyu ci fajar geek suba gi ni ngay doxee ni nga war a préparer yooyu yëpp métti na loolu waaye yéen dundin wi ci fii ci campus social nan la demee comme nettali ci gémmiñu borom la dàqee ndax buñ gisee li ci réseaux sociaux yi te gis ko nga xam te ne moom témoin oculaire la dañ koy war a laaj moom mu leeral ni li xew exactement lan la. dama lay waxaat jërëjëf Modou parce que tamit tey jii li waral sama gën a jàppandi ci jàkkaarloog yow loolu ci la bokk ndax fi mu ne nii bu ñu waxantee dëgg rek situation bi nga xamante ne fii étudiants yu Mewane yi ñu ngi koy dund fii ci université nekk na situation yoo xam ni c'est des situations qui sont déplorables c'est des situations lamentables et ñun ñëpp kenn ku ci nekk témoin oculaire nga ci parce que bu fekkente ni yow situation bi dalul ci yow sax am na sa benn xarit boo xamante ni si daf la jóge wala sa rakk joo bokkan joo xam ne situation bi dal na ko ñu ci bëri amuñu fu nu loger am na ci étudiants yoo xam ni sax ñoom ci seen bopp li leen tee ñëw
di def si cours fii ci université problème logement ci la bokk parce que ñoom amuñu fu ñu nekk te imaginez nit ki nga xamante ni si dafa war a ñëw université amu fi ndey amu fi baay amu fi kenn parce que amicale bi moo nekk la seule structure qui est habilitée à loger ses étudiants te amicale bi amul les moyens nécessaires pour loger ses étudiants donc problème la boo xamante ni si képp koo xam ne yaa ngi nekk étudiant Meouane yaa ngi koy dund que ça soit intérieurement ou extérieurement parce que ñi nga xamante ni si seen cours démarré na depuis lors ñu nekk dëkk ba man am naa ci xarit boo xam ne ba tey looloo ko tey ñëw te bientôt programme nañ seeni examen kooku que ça soit mu def cours wala mu ñàkk def cours lépp du tey examen yi date bi ñu ko jàpp bu ñëwee dañ koy def kooku noonu kon mën nga ni avenir am ñu ngi koy hypothéquer ci loo xamante ni si du dara te ñun li nga xamante ni si moom la ñuy laaj muy subvention bi ça nous revient de droit kon dañ ko war a jot ci jotin ba nga xamante ni si moo gën a rafet ca nam gën a teele parce que à chaque fois bu ñu xaaree ba nga xamante ni si problème yi perduré na ñu doog ñu jox subvention bi ça ne servira absolument à rien parce que c'est le moment opportun buñ ko subvention bi fi ñu koy soxlaa mooy fi nga xamante ni si université day ubbi kenn ku ne bëgg foo nekk foofu la ñuy soxlaa subvention te tamit subvention bi am na yenn problème yoo xam ne tamit il faut que ñu wax ko ci parce que am na ci le problème mooy année 2021 bii ñu nekk en cours moom la ñuy laaj subvention boobu bañ ko voté yàgg na te bientôt année 2022 bi dugg kon ça veut dire que ni subvention bi nga xamante ni si moo nekk en cours suñu si jotul ba 2022 bi dugg kon ça veut dire que dinañu yore 2 subventions et à la limite ñoom boo xafee benn subvention la ñuy jox te loolu du yoon dëgg la wàllum subvention yi moom bu weesoo loolu sax lu mu jëm ci logement rek waroon nañ cee jéem a taxaw ndax subvention yi man bi ma fi nekk boo xoolee ci lim jëm exclusivement ci wàllum logement yi la day dem ba day mujj day des day manqué ba nit ñi ñooy cotiser waat ngir mën a mottali loolu ngir mu mën a mat te monsieur le maire dégg nañ ko fi fekke woon naa ko ci ndaje mi amoon fële ci ex yaw Serigne mu leeral ci nii moom dina leen defal appartement te waxaan ko booba enregistré woon naa ko monté ko publier ko moom waxam na ci yu bëri ak it gën a defal seen situation yooyu yëpp moom fan la ci doon. Monsieur le maire, même pour vous confirmer ce que vous êtes en train de dire, il avait dit lors de notre journée d'intégration qu'il va essayer de nous trouver un appartement. Depuis lors, nous sommes en train de courir derrière lui. Il n'a fait aucun effort pour nous trouver un appartement qui sera à la disposition de tous les étudiants. kon dañ ko ciy woowaat di ko fàttaliwaat ni ko loolu digle bu woon xoo xam ni moom moo ñu ko digal et la promesse est une dette on a tendance à le dire kon loolu mi nga xamante si moom moo jëloon engagement ni dañu koy defal dañ ko koy laajaat en tant qu'étudiant fii bu ñu xoolee monsieur le maire ay rakkam ñoo fi nekk ay doomam ñoo fi nekk ay jarbaatam ñoo fi nekk kon au-delà de poste bi nga xamante ni si mooy maire bi mi doon war naa mën a nekk ki nga xam ni bu étudiants yi nekkee ci problème moom daf leen di soutenir waxantuma laak nag mu nekk maire ñu koy laaj subvention bi ak beneen bi nga xamante ni si digal na ko kon dañu koy ñaanaat di ko laajaat ngir loolu mu gën cee veillewaat suñ subvention bi ñu jot ci la gën a gaaw parce que étudiants yi instant bii nii bu ma waxee yow dëgg rek li ñuy dund metti na loolu parce que imaginer ki nga xam ni dafa jóge ci àll ba dikk di tëdd ci couloir yi kooku mën nañoo sàcc téléphone am mën nañoo sàcc xaalisam mën nañ koo def lu ne ci guddi googu noonu parce que foofu dafa risqué amul benn sécurité boo xamante ne si mi ngi ci couloir yi nga xam ne ñu ngi ciy tëdd te image bi am na benn vidéo bu doon circulé sax. waaw mi ngi daw nii xam naa ci vidéo bi. bu boobaa di ngeen ko gis noonu. jeex na Cheikh Awa Mbaye moo ko publié woon qui a fait le tollé et a fait le tour du monde et c'est une image qui est tellement sale. C'est une image qui est tellement sale à l'endroit de toutes les autorités de la commune. Imaginez, même si vous faites Bara Ndiaye est le maire, il est le plus habilité à régler le problème que les étudiants de la commune sont en train de vivre. Tamit am nañu ay autorité am nañu ay bonne volonté mais man damaa xamul bonne volonté yooyu parce que est-ce que dañoo jotul information ni seen doom yi nga xamante ni si ñu ngi ci université Cheikh Anta Diop de Dakar lii la ñuy dund. damaa xamul ba xam jot nañ information boobu waaw wala déet su fekkente ni jot nañ information boobu maa ngi leen di ñaanal
bépp autorité boo xam ne wala bonne volonté boo xam ne yaa ngi ci commune Meouane nga dikk dimbali seen doom yi nga xamante si ñu ngi dund fii parce que tamit situation bi metti na trop mënuñoo wax lépp. jërëjëf leer na xam naa man mi bi ma wàccee ci suuf gis naa situation bi nga xamante ni moo fa am ak it étudiants yi ni ñu def ni ñu encombré woo ci foofu noonu nga xamante ni fa la nekk gis ngeen vidéo bi ci noonu nga xamante ni noonu la ñuy dunde muy lu métti loo nga xamante ni boo fa jaaree da nga naan ñi ay ouvrier loonu wala dara ñoo xamante ni tellement que duñ mën a am foo nga xamante ni fa la ne noppalu sax buñ jàngee ba ñëw ñu bëri sax da nga leen di gis ci pavillon yeeg yooyu wala dem campus pédagogique moo leen di tànneel que ñu toog fee ndax fee situation yi métti na amul ay moustiquaires yooyu ñu ngi leen di sonal ku ne xam ne université yooyu yi fi am ak yeneen dundin yoo xamante ni yu métti la bu dee loolu lépp na nga bëgg a dund ba pare bëgg di jàng di valider yi jàll xam nga loolu dina métti kon sunu waajur yi nga xamante ni ñoo nekk ca gox ya war nañoo gën a bàyyi xel xam lii nga xamante ni moom la ñu dund buñ digloo ñi nga xamante ni ñi ngi wax ci naan étudiants yi ñii dañuy politique ñii dañuy politiser affaire yi ñoo ñëpp nañ ñëw xoolal seen bopp ndax yëf yi ku xoolal sa bopp doo xam li nga xamante ni moom la ñu dund te lu ne maa gis moo gën a wóor maa dégg ndax ñu bëri ñi ngi désinformé di wax yeneen yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla ñëwuñu ba gis situation bi nga xamante ni moom la ñuy di dund ndax situation bi boo ko gisee jooy da lay jàpp di nga ne ñii lii nan lañ ci mën a jaar di valider di jàll tellement que situation bi métti na ndaxte ñi fi jëkkoon sax doon nañ dundin wu métti waaye bii nga xamante ni moo am moom mustam ndaxte yeneen yi subvention daan na génn ñenn ñi daan nañ am cotisation wala dara mais fi ne ni bi péccux amee ku nekk dem toog leen seen kër affaire yooyu ñu bëri sax ngir ñu gisee ba mën a cotiser ba mën a dajale benn koom moo xam te dinañ mën a def appartement wala am chambre yombatul kon yooyu yëpp autorités yi si particulièrement monsieur le maire war naa gestuwaat ñi nga xam te ni ñooy étudiants yi ndax envoyé nañ ko message amagul retour xam naa moom dinañu indil retour ngir ñu mën a wax position ki nga xam te ni moo di le monsieur le maire pour le moment mënaguñ cee wax ci moom ndaxte déggaguñ benn information boo xam te ni jóge na ci moom wala ci beneen autorité boo nga xam te ne jige na ko ngir ñu leeral li nga xam te moom la ñuy dund ñoom étudiants yi fii ci université Cheikh Anta Diop waa sëñ dem nu ngeen def yéen ndax yéen a ngi préparé wax ak bonne volonté yi wala ñenn yi ndax ñooñu ñi ngi leen di jàppale wala dara wala dalal seen xel. waaw Modou loolu dama la naan waaw ñu ngi koy def mais nag am na ci ñoo xamante ni fii dañ leen di cité duñ leen cité parce que dañ koy def pour politique parce que Cheikh Sall chaque année day jox étudiants yi nga xam ni ñoo nekk fii ci université ay chambre ci quota yi nga xam ni dañ ko koy may chaque année da ko daan def ren jii nag jotaguñu ci ñu ngi koy rappelé waat bu fekkente ni am na possibilité tamit moom it tamit ñu ngi koy rappelé waat am na ci bonne volonté yoo xamante ni fii li ñuy def ñu ngi koy def ci suuf duñ ko nier nous ne sommes pas des nihilistes ku fi def ab effort dañ koy wax dañuy relater les faits tels qu'ils sont léegi nag beneen bi nga xamante ni si moom nga wax léegi muy information yi nga xam ne ñi nekk extérieur dañ koy joxe fii ci université man je ne comprends pas comment les allochtones peuvent être plus informés que des autochtones c'est paradoxal pour moi man mënumaa comprendre que yi nga xamante ni si ñoo nekk université di fi dund xam situation bi ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu fi di fi expliquer loo xam ni demewul noonu man mënumaa comprendre loolu fii étudiants yi nga xamante ni si ñoo fi nekk ñoo xam li ñuy dund kon bu ñu waxee ni maanaam dañuy politique amicale bi wala dañuy lii amicale bi am na loo xamante ni si ñoom xamuñu ko ci am na information yoo xam ne xamuñu ko ci on se discute tout le temps ñun étudiant Meouane mosoo koo dégg ci ñuy grève wala ñuy sànni xeer wala ñuy def yoo xamante ni si nuroowul ak éthique ak déontologie wala leneen yoo xam ne nuroowut ak comportement bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñun ay porteurs de développement ay porteurs de comment dirais de développement la ñun ay porteurs de voix la di moins kon suñu kàddu fépp foo xamante ne si yaakaar nañu bu ñu waxee mu àgg fa rek ñun dañuy dem foofu noonu jooytoo ko fa parce que tamit amical bi la ñu am ñun suñu gox la ñu am maintenant mënoo ni dangaa yaakaar ci jeunesse pour mu defari gox bi ëllëg te kooku noonu mettre ko dans des très bonnes conditions joxoo ko li nga xamante ni si moom la yelloo parce que ñun li ñuy laaj day loo xamante ni si lu ñuy yelloo la du loo xam ne dañ koy ñaan mais nag bu fekkente ne li nga xamante ni si moo jëm ci bonne volonté yi ñooñu dañ leen di ñaan parce que li ñuy def c'est à leur propre gré dañ koy def ngir yàlla kon ñoom dañ leen di ñaanaat ngir ñu ñëwaat dimbaliwaat seen doom yi nga xamante ne si ñoo ngi ci université di dund moment yoo xam ni c'est des moments très crucial kon
damay ñaaxaat ñi nga xamante ni si mooy suñu autorité yi ñu bàyyiwaat xel bu baax étudiants yi nga xam ne ñoo dund Meouane étudiants yi nga xam ne ñoo nekk université te dëkk commune Meouane damay ñaaxaat suñu autorité yi ñu bàyyiwaat leen xel bu baax a baax a baax a baax a baax parce que situation bi ñuy dund boo xoolee ci yeneen amicales yi nga xam ne ñoom ñoo gën a ndaw sax ñoom dunduñu loolu parce que à temps la ñuy jot seen subvention parce que loolu ça leur revient de droit amul benn discussion boo xam ne war na cee am pour mu génn ak pour mu ñàkk mu ñàkk bañ a génn que ça soit muy 10 étudiants qui résident à Dakar que ça soit 5 étudiants ou bien 1000 étudiants ñoom seen subvention dafa war a génn dafa war a mettre à leur disposition parce que tamit y a des étudiants yoo xam ne c'est des étudiants non boursiers amoon nañ fi benn appartement boo xam ne dañ ko bëggoon a jël sax mais manque de moyens financiers moo tax appartement boobu jotuñu ci ndiir moo ci doon liggéey maintenant dafa laajoon étudiant bu nekk 30 000 imaginez étudiant boo xamante ni si chaque fin du mois bu bëggee joxe 10 000 francs courant ñëw ndox ñëw ak lekkam ak naanam doog a ñëw ak paas yi nga xam ne da koy def imaginez loolu c'est pas à la portée de tout le monde y a des étudiants non boursiers même les étudiants boursiers seen condition de vie fii ci université may ñu leen ñuy def yenn financement yi kon loolu mairie bi rek lañ ciy xaar problème mu logement xaaruñu ci kenn ku dul mairie bi ak autorité bonne volonté yi nga xam ne ñoo nekk ci te gox ba ñoom lañ ciy xaar di leen ñaaxaat bu baax a baax a baax parce que situation bi tey jii man daf may metti may gis sama benn rakk boo xam ne wala sama benn morom boo xam ni dafa jóge ba dëkk ba wut ci xam-xam indi ko fii ci université muy tëdd ci couloir yi muy tëdd ci l'air libre bi avec tout le risque qui s'y va loolu déplorable loo xam ne tey jii ku ko gis rek vidéo bi nga xam ne jaaroon na fi tey ku ko gis rek war na laa metti boo nekkee waajur war na laa metti au fond du cœur ci sa xol parce que loolu du lu rafet encore une fois du lu rafet kon dañuy ñaaxaat ñi nga xam ne ñooy autorités yi rek ñu ñëwaat dimbali ñu ngir yàlla ak génn sëriñ bi dañ leen koy ñaan ñu ñëwaat dimbali ñu parce que tamit amical bi loo xamante ni si dañ ko war a correct ak ay politique ak yooyu noonu amical bi ça n'a rien à voir avec la politique même si parfois tamit kenn ku ci nekk ci biir amical bi am nga say position politique mais amical bi encore une fois waruñu ko coller ak politique waruñu koy dugal benn motif boo xam ne day jëm ci wàllum politique ngir téye subvention wala ngir téye leneen déedéet amical bi ñi nga xamante ni si ñoo ko seq ñëpp kenn ku ci nekk am nga say position politique te loolu ki koy def rek la engagé wul amical bi yëpp man bu fekkente ni ci Cheikh Sall laa ne wala ci Bara Ndiaye laa ne ça ne veut pas dire que ni ñi nga xamante ni si nekk nañ sama ginnaaw ñëpp ci Cheikh Sall lañ ne wala ci Bara Ndiaye lañ nekk politique bi ab moment la day jàll élection locale yeeg yëpp présidentielle day jàll mais amical bi day loo xamante ni si c'est continuel à chaque fois rek les étudiants sont dans le besoin kon ñooñu boo leen di dimbali da nga leen di dimbali te yàlla tax te bañ cee dugal yeneen yoo xamante ni si bokku ci. ok jërëjëf besoin googu ci laay ñëw ndaxte doon naa dégg ñenn ñi di ma wax ci naan am na ñoo xamante ni ñi ngi woote ni ñi ngi dëkk ba léegi te ñëwagul yooyu yëpp xam naa Cheikh Awa dina ci ñëw leeral ci ndaxte moom ànd na léegi nit di ko woo di ko wax naan ko foofu bu amee chambre bu libre ma ñëw jóge dëkk ba ñëw ñeneen ñi da nga leen di gis ci couloir yi ñu ni ñoom amagul information aussi fi ni ñibbi dafa sori am na ñoo xam ne ñi ngi ñibbi Diamaguène feneen am na ñoo xam ne ñi ngi ñibbi Rufisque imaginer loolu ak embouteillage bi nga xam ne moo am fan yi VDN beeg fépp fu ne embouteillage dafay am kooku war a jóge fële 5 heures du matin pour ñëw ak coono yooyu loolu lépp faawu kon ñu gestuwaat étudiants yi xam lii nga xam te ne moom la ñuy dund taxawu leen ci dimbali leen ban jóge ci situation yooyu kon sëñ dem lan ngay tënke ñu ñeneen ñi mën a ñëw ñoom itam ngeen cee leeral ban message ngay lancé waat à l'endroit des autorités ngeen ñu jàppale ñu ak ñi nga xam ñooy bonne volonté yi ndax ñoom itam faaw tamit ñu fàttaliwaat leen ngir ñu mën a gestu xalaataat tamit étudiants yi li ñuy dund ak coono yi. waaw Modou message bi nga xamante ni si moom laay lancé dama koy lancé képp koo xamante ni si doomu Meouane nga ñun xeebuñu 1000 francs xeebuñu 5000 kenn parce que tamit fi mu ne nii situation yi àgg na foo xamante ni si ñun xeebatuñu daal même lancé nañ benn circuit boo xamante ni si collecte de fonds la lancé nañ ko numéro yi nga xamante ni si moom lañ ci def ku bëgg a envoyé Orange Money wala def numéro yooyu mën nga ko cee envoyé li nga xamante ni si jëm na ci maire bi dañuy soññaat monsieur le maire
encore une fois mu plus indulgent à l'égard de ses frères à l'égard de ses fils mu dawal esprit compréhensif gën a góorgóorluwaat ci li nga xamante ni si moo jëm ci wàllum subvention bi. damay ñaaxaat tamit sama mbokk étudiants yi nga xamante tamit ñoo nekk ci commune bu Meouane ñu gën a nekk benn gën a booloo doon wenn say parce que tamit on a tendance à le dire booloo mooy doole l'union fait la force te bu ñu xàjjali ko rek li nga xamante ni si moom lañuy kaas duñ ko am te bu ñu ñibbee ci commune ba tamit am na loo xamante ni si moo ñu fi indi muy nan la ñuy def ba am xam-xam pour soqali suñu gox soqali googu nag mi ngi démarré ci wut xam-xam ci wut xam-xam boobu il faut nga nekk ci condition yu baax loolu dañ ci woo suñu autorités yi ginnaaw bu ñu nekkee ci condition yu baax maa ngi ñaaxaat sama mbokku étudiants yi yëpp yi nga xam ne ñoo ngi ci commune bi ñu góorgóorlu waat ci li nga xam ne moo leen fi indi muy ab xam-xam muy ay diplôme loolu dama ciy soññaat képp koo xamante ne fii étudiant Meouane waa nga bàyyi waat ci xel bu baax a baax parce que commune bi soxla nañu parce que tamit problème yi yaakaar nañu ni solution dina ci am parce que lii ñuy wax lépp ñun jàpp nañ ni dina àgg fi mu war a àgg autorités yi suñu ko gisee nit ñu baax ñi suñu ko gisee den ñu wàllu den ñu soutenir den ñu épaulé waat parce que tamit ñun soxla nañu ko fi mu toll Modou loolu laa ni woon mënuma ko cee ñàkk a wax di la santaat bu baax a baax bi nga ma mayoo opportunité relater li nga xam ni moom la étudiants yi Meouane yi di dund muy situation boo xam ni bon amul kenn ko xam ni yéene nga ko sa doom wala sa doomu moroom kon loolu mooy li nga xamante ne si moom la ñuy dund fii ci université maa ngi jégguluwaat bu baax a baax bu fekkente ni kàddu yi am na ci kàddu yoo xam ni am na ci propos yoo xam ni c'est des propos déplacés imaginez koo xamante ni si amul fu mu dëkk wala mu ngi ñibbi Kër Massar kooku boo ko laajee situation bi ngay dund buy wax mën naa wax ba àgg ci loo xamante ni si bëggu ko wan a wax waaye peut-être condition ya nga xamante ni si moom la nekk qui l'oblige de parler avec écœurement moo koy obligé muy wax yenn yi waaye jubluwuñu ci xaste jubluwuñu ci tamit ŋàññi de wala yàq derub kenn li ñu ci jublu rek mooy suñu autorités yi xam ni situation bi ñuy dund metti na lool te bëgg nañu tamit ku ñu ci wàllu ci nam gën a gaay ñun nag fi mu ne soxlawuñu ay explication ak di ñu woo di laaj yéen li ngeen dund nan la demee ak nan la demee kenn ku ci nekk na nga jàpp ni la Abdoulaye Deme di dund ca université sa doom du ko gën a pire lay dund sa doom du ko gën a pire lay dund wala lu mel noonu lay dund kon dama bëgg ñëpp bàyyiwaat ci xel yaay yi ak papa yi ñu bàyyiwaat xel ni seen doom yi nga xam ne si ñoo jógee ci commune ba ñëw di jàng fii ci université ñu ngi dund ci condition yoo xam ne vraiment condition yu metti la te ñun nag kenn mësuñoo dégg ci loo xamante ni si lu garaaw la wala loo xamante ni si kenn xaaruñu ci kon à chaque fois ñun li ñu jiital rek mooy la communication le dialogue moom la ñu jiital à chaque fois te bëgguñoo àgg fenn fi tamit yàlla buñ fa àgg jàpp naa ni li nga xamante ni si mooy suñu cri de cœur bi autorités yi dinañ ñu ci wàllu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf kon Abdoulaye Deme nekk étudiant au sein de l'université Cheikh Anta Diop nekk département histoire géographie mu di lu am solo leeral na fii lu am solo muy lu jëm ci dundin wi nga xam te ni ñi ngi koy dund ak it lim daanele ci ni ñaan ñu ko ci coono yi nga xam te ni mën nañoo dal ëllëg mu di ay manifestation wala dara ndax boo xoolee Mbàkke gis ngeen leen démb coono yi am xeex bi ñu doon xeex ak force de l'ordre yi ba am ci ñu gaañu ñu bëree bëri mujj na leen arrêté ci lan ci seen subvention lan doon laaj mu mel ni kon loolu day bëgg a yaatu maire yi ñoom itam war nañoo gestu étudiants yi li ñuy dund ndax ñoom ñoo nekkoon fii di dund loolu nan ngay dundee situation yu métti yooyu ëllëg nga bëgg a ñëw maanaam nit ñi dañ leen seetaan nii kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di xaar kon ci maanaam ñu indi wàllu maanaam waxtaanaat ak étudiants yi defal leen sax waaye foo toll promesse ci ay bind ñenn ñooy ne ci réseaux sociaux yi nekk répondeur automatique bi boo waxee ñu répondre te maire sax mën naa am yëgul sax li xew loolu day indi ay